salaamaaleykum ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant ma bëggoon yokk tuuti ci waxtaan wi ci ay ponk ponk bu njëkk bi mooy fu ñu toll ci gëstu bi ak beneen ponk boo xam ne ñun nan lañu gisee situation bi beneen ponk bi njaboot yi ak communauté yi ak benn ponk boo xam naa wax tuuti ci mbirum bàyyeeku bi ak mbirum joxoñ baaraamu tuuma maanaam stigmatisation ak stratégie bu bees bu ñu boo xam ne communauté yi maanaam mboolo mi moo ko war a yennu moo ko war a tëral moo ko war a exécuter waaye balaa loolu maa ngi dama bëggoon naa indi benn leeral bu tuuti ci mbirum gëstu ak tabax xam-xam maanaam tabax science tabax la science dañ koy tabax xam-xam dañ koy tabax dafa am ay règles yoo xam ne dañ koy respecter dafa am benn démarche benn manière de faire maanaam nu ñuy jëfee tabax bi loolu communauté scientifique moo koy xalaat ñu tënk ko nit ñi d'accord ci mbirum loolu science am na lu gën a tuuti ñaari yoon maanaam ñaari yoon ñaari pax ñaari domaine yoo xam ne c'est très important benn domaine bi mooy domaine médical wala domaine biomédical nga xam ne ñuy seet doomu jàngoro bi dañuy liggéey science bi di liggéey ci doomu jàngoro bi ak ci liggéey ci mbirum faj maanaam yaram boo xam ne doomu jàngoro bi dugg na ko naka lañ koy faje kooku benn xeetu science la beneen xeetu science bi moom mooy dugg ci xalaatu nit ñi ci seen émotion yi ci nan lañuy yëgee ak nan la ñuy gisee mbir yi ak naka la nit ñi nekkee seen biir maanaam nit condong amul da ngay ne nit ak mbokkam wala nga ne nit ak waajuram wala nga ne nit ak xaritam wala nga ne nit ak kilifaam soo nee nit rek am na loo ko booleel loolu moo tax science boobu di liggéey loolu maanaam mooy science sociale dañ ko war a lëkkaloo te ñu ngi koy lëkkaloo ak science médicale ak biomédicale loolu moo tax ma leen di gërëm di leen di féliciter di leen di sant le fait que Sénégal dajale science sociale yi ak science biomédicale yi teg leen benn ñu mën a déggoonte seen biir ñu mën a waxtaan seen biir ñu mën a circonscrire feebar bi te defe naa loolu Sénégal mi ngi mën a benn expérience pilote parce que problème mu science boobule nga xam ne dañuy xajale science yi kii di def lële lii kële di def lële te science sociale yi intervenir ñu bu baax ci domaine santé parce que dañu foog ne domaine santé du seen domaine kooku tam faute bi su ñun la ak domaine santé nga xam ne tamit gisul problématique science sociale yi Sénégal mi ngi ciy def ay jéego yu mag te defe naa bu ñu continuer nii Sénégal dina doon modèle parce que question universelle la moo dem États-Unis dem France dem partout dans le monde corona wonoon na ne science médicale ak science biomédicale ak science sociale dañu war a duggante dañu war a jàppalante dañu war a communiquer seen biir pour mën egg ci résultats yi ñu wut donc nag maa ngi ci rafetlu bu baax ci démarche boobu la léegi nag balaa may xuus ci waxtaan bi bëggoon naa sama collègue yëpp wax nañ massawu nañ jaale nañ waaw man maa ngi tudd Cheikh Ibrahima Niang damay jàngale sociologie ak anthropologie Institut des sciences de l'environnement bu nekk Université Cheikh Anta Diop te yàgg naa aussi liggéey ci mbirum yeneen mbas yi maanaam Ebola ak ñooñu ci dëkk africain yu bëri nekkoon naa fi conseiller technique spécial madame Margaret Chan docteur Margaret Chan nga xam ne moom mooy présidente mus na nekk directrice générale OMS donc léegi dama bëgg a wax ne science sociale bi tamit nu science médicale ak biomédicale amee rigueur ci lu muy def science sociale tamit dafay wut rigueur ci li ñuy def mu doon la liggéey bu set bu leer boo xam ne dañ koy booleeg science biomédicale yi pour ñu régler problème parce que dëgg rek moo yàgg léegi balaa d'accord naa ak sama collègue yi te maa ngi leen ciy remercier ñoom ñam xel boobule présenter seen condoléances yi man dem du ma d'accord ànd naa ci ak ñoom di présenter condoléances yi du ma ci sore waaye dama bëgg simplement massawu
ñeneen ñoo xam ne tamit ñu ngi souffrir ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yëg affaire yi kii directement ou indirectement ci seen yaram wala ñu ngi souffrir ci seen xel wala ñu ngi souffrir ci lu ñu nekk maanaam ñoo xam ne seen économie bi daanu na nga xam ne pour ñu am ñaar dërëm ñetti dërëm wala pour ñu am lu ñu dugalee kër ga pour dépense bi kii bi corona bi sonal na leen ñooñu ñëpp maa ngi massawu ci situation bu ñu nekk parce que effectivement maa ngi dëggalal tamit que loolu mën na justifier loo xam ne ci monde bi yëpp ñi ngi déconfiné parce que gis nañ ne corona dafay daaneel économie te économie bu daanoo rek corona gën a am doole donc loolu lu ma nangu la waaye lu ma si mën a yokk mooy de la même manière ñi ngi xeex pour yëkkati économie bi di xeex pour xeex daaneel corona ñaar ñooñu dañuy jàppalante dañuy duggante maanaam soo nekkee ci guerre da ngay def économie de guerre c'est-à-dire que tous les secteurs économiques dañuy mobiliser wu pour loolu te defe naa Sénégal nga ciy def ay jéego yu bëri waaye dama bëggoon ci engagement communautaire boo ma bëgg a dellu si économie de guerre boobu ñuy def wala activité de guerre yoo xam ne situation bi moo ko laaj ñu tàmbale ko ci say wey tànk ñu tàmbale ko ci quartier yi ñu tàmbale ko ci kër yi ñu tàmbale ko ci gox yi ak gox yi xam ni ñoo xam ne yàlla may na leen ñu am doole tuuti wala ñu ëppale ñeneen yi ñu seet ci seen quartier ci seen gox nan la ñu mënee continuer xeex bi nan la ñu mënee reprendre seen activités yi en vue de gën a continuer xeex bi parce que tant que épidémie baa ngi fi mbas baa ngi fi économie bi dina xaw a sooxe tuuti donc économie de guerre situation de guerre boobule nga xam ne bu ñu nangoo guerre wala bu ñu jëlul moo guerre tamit mën nañu wax mouvement mën nañ ko tuddee nu ñu neexee wala lutte n'est-ce pas dañuy réorienter économie bi pour mu viser objectif xeex yooyu te loolu mu commencé ci par la proximité loolu tamit état baa ngi ci def ay jéego bëggoon nañ simplement dëgëral idée boobu la léegi fu ñu toll nii lan la ñu gëstu bi woon sur le plan social que déconfinement bi fépp ci àddina bi du fii rek déconfinement bi dafa indaale ay nouvelles niches de vulnérabilité am na ay situations yoo xam ne day situation yu grave la yoo xam ne déconfinement bi moo ko indi léegi nag du ñu ne rek parce que déconfinement bi moo ko indi dañu war a croiser suñu loxo déedéet dañu wax ne léegi malgré déconfinement bi nan la ñuy xeexee loolu parce que déconfinement bi beneen objectif lay viser maanaam ne économie dëgëraat te économie dëgërul dinañ am problème ak épidémie bi. donc suñu demee ci loolu nga xam ne déconfinement bi ak ci situation déconfinement bi dafa indi benn situation de démobilisation nit ñi foog ne jeex na dañ ko associé waxuma ne état bi daf ko associé waaye nit ñi ñoo ko associé dañ ko associé léegi dañu war a créer yeneen association yoo xam ne déconfinement opportunité la occasion la pour daan corona. alors léegi parce que comme ni ko sama naatoo ngay waxee jàngoro mbas moo gis rek dafa bëri ay pexe dafa mel ni mbas mi dafay xalaat dafay jiitu nit ñi ci lu ñu xalaat parce que dafa mel ni mbas mi dafa am benn genre intelligence ci biir mbas mi intelligence boobu nekk ci biir mbas mi mooy tax da ngay gis ne mbas mi dafa mel ni mbas mi dafay calculer dafa am stratégie boppam léegi stratégie yooyu maa ngi koy comparer ak paxu wel xam nga paxu wel boo pel bi nekkee ci biir nga tëj pax bi dafay génn ci pax bële nga tëj pax bële mu génnee ci pax bële pour nga réussir ko il faut nga tëj pax yëpp moo ñu delluwaat encore ci interdisciplinarité multidisciplinarité maanaam jël ay disciplines scientifiques yoo xam ne bokkuñu dara bokkuñu domaine bokkuñu méthode ñu boole leen pour ñu tëj pax yi léegi tëj pax yooyu le mooy tax ñu jógee ci paxu wel yóbbu ko ci paxum til boobu lépp lu fa dugg rek réer lu dugg ci paxum til rek réer léegi naka la ñuy fexe ba ñu considérer famille bi comme paxum til maanaam bu duggee ci famille bi rek mu réer parce que famille bi dina am kattan daaneel corona loolu mooy doon principal défi engagement communautaire parce que défi boobu moo méngoo ak situation boo xam ne sur le plan médical et biomédical moom la sama naatoo ngay wax léegi nii te maa ngi ci dolli tamit de la même manière ñaari discipline yaa ngi jaxasoo de la même manière bu ñu xalaat stratégie bu ñu xalaat concept bu ñu xalaat publication scientifique ñi ngi ci ay jéego yu mag pour boole ñaar discipline yooyu la pour ñuy travailler de concert te loolu travail de concert bi dafay dem ba ci niveau opérationnel maanaam niveau district bi chaque fois sociologue yi ñu ngi ñëw di liggéey
ak biomédicaux yi nekk ci district bi. kon nag léegi paxum wel boobule paxum wel boobu naka lañ ko xalaate nee nañ kër gi luy kër gi man nee naa leen wax naa sànq ne nit condom amul nit ak dara moo am njaboot condom tam amul njaboot moo xam ne dëkk nañ ci benn néeg bi nekk ci biir kër gi nekk ci biir gox bi ci voisinage bi ak différents niveaux la différents niveaux yooyu ensemble bi mooy joxe communauté. kon nag léegi ni ngay engagé kër gi ak ni ngay engagé ëtt bi ak ni ngay engagé gox bi ak ni ngay engagé koñ bi doon benn dafa diversifié léegi diversification boobu moom lañu moo ci la socio-anthropologue yi di liggéey léegi. parce que kër gi nee nañ lu ëpp ci contamination yu kër gi muy Dakar Sénégal wala ba Chine Sénégal données yi xam naa ñu ngi ci wala génn en tout cas gisaguma publication bu ci génn waaye da ngay dem ba ci Chine wala réew yu mag yi bu ñu defee seen étude gis nañu ne lu ëpp ci contamination bi jusqu'à 80% de contamination même contamination médecin yi li si ëpp si kër yi lañ ko jël. donc kër yi mooy ñoo nekk ci kanam xare bi léegi ñooñu si biir kër yi lan lañ fay def. cas yi ngeen wax léegi am na ay cas non grave symptomique yooyu laaj na ñu xalaataat loolu ñu xalaat symptômes yi suñu génnee naka la kër gi di réagir waaye su ma toogee man kenn di ko xalaat du ma si génn su ma génnee médecin yi ñu toog di ko xalaat duñu si génn da ngay toog ak waa kër gi nga déglu leen jëkk ñoom seen situation nan lañ ko gisee soo leen dégloo ba pare amu ci kenn koo xam ne dina bëgg a dee dina bëgg a corona yóbbu ko génne ko àddina ça veut dire que yow da ngay da ngay dem ci benn acquis léegi acquis boobu le nga xam ne déglu nga leen ba wax nañ leen ñoom fu ñu toll nga tabax ak ñoom moom la socio-anthropologue di wax co-construire nga tabax ak ñoom ci famille bi ci communauté yi nga tabax ak ñoom solution léegi solution boobu nga tabax ak ñoom seen solution lay doon du loo xam ne da nga leen koy imposer. alors bu ci fekkee jàll nañ ci loolu nga xam ne dañ leen koy seen solution lay doon nga xool ci biir kër gi ñoo xam ne nga xool ci suñ cosaan ci suñ culture ak suñu expérience parce que am nañ expérience yu bëri ñoo xam ne topp nañ fi VIH topp nañ fi tuberculose topp nañ fi situation yoo xam ne dañ ko def ci sutura parce que concept sutura ak kersa va être quelque chose de très important ici naka la ñu opérationnaliser loolu ak naka la ñuy jiital jigéen yi parce que jigéen moo yoree wér-gu-yaram ci biir kër gi jigéen moo koy produire daal nakay defal message naka la jigéen bi di mun exprimer boppam te ñu si bëri ñoo xam ne dañuy nier wala bu ñu ne la amul day souvent dañu am benn attitude boo xam ne nit ñi dañu am benn attitude boo xam ne nit ñi dañuy ragal ne suñu waxee dara dañ leen di reetaan parce que jànguñu école attitude yooyu la ñu war a ci yooyu la ñu war a liggéey donc wala ñuy wax ne déni ne amul sociologue yi ñuy seet su déni bi bëree lan moo waral déni bi maanaam lu yëngatu lan lu ko yëngal ko ëpp doole déni boobu lu ko waral attitude de protection la attitude de ragal la attitude de panique la comme loolu la ñu am ci stigmatisation donc situation yooyu am na ay type de communication yoo xam ne communication de proximité mooy tax ñu yegg ci loolu finalement engagement maa ngi terminer ci lii engagement communautaire boobu stratégie bi nga xam ne monsieur le ministre validé na ko te région médicale ak structure yi ba dee validé nañ stratégie boobu ñu bëggoon boobu ñu fas yéene def ci biir ci Dakar te xam ne ay gëstu recherche science sociale moo tax ñu egg ci loolu donc stratégie boobu la am na ay valeurs cruciales yooyu ñu ngi ko tëbbee ci suñu culture soxla nañ épidémie bi dafa soxla empathie suñu amul empathie duñ ci génn suñu amul yëg-yëg nga noox yaa ngi yëg nit ki yaa ngi xam ne muy souffrir yaa ngi partager loolu si c'est sûrement technique duñ ci génn beneen bi épidémie bu ñu gisul ne li ñuy def lépp lu nit def yàllaa tax mu koy def maanaam sacerdoce boobu la nga xam ne li ngay xeex ak risque ngay jël ci jaamu yàlla la bokk bu ñu deful loolu xam naa dinañ naxadi génn te ñu ngi dugg ci nawet ci suñu culture dañuy wàññi say dox nawet dañuy aj ci la ñuy aj activités yi bëri dañ koy aj maanaam xam naa sama mbokk lébu yi xam nañ lu may wax léegi ce qui fait que ci ñu jëlaatee culture concept boobu la pour que ñu mun aj yenn situation yi ñu mun aj wàññi déplacement yi pour mun aar mag ñi nekk ci kër gi parce que mag ñooñu soxla nañ la
kon finalement ngeen may ma tuuti ma remercier gannaaw remerciement yoo xam ne sama collègue yi wax nañ ko en direction de l'État te du ma ci dellu si waaj gis naa ci sama bopp ñu ma remercier équipe de terrain bi nekk ci terrain bi socio anthropologue mag ñi seniors yi ak socio anthropologue juniors yi nga xam ne ñi ngi jël ay xam ne volontaire lañ ci liggéey bi ak étudiants yi nga xam ne ñi ngi dugg ci gox yi gox-goxaan yi di liggéey ak population bi ak communauté yi surtout di remercier bajenu gox yi nga xam ne ñi ngi nekk en première ligne ñi ngi encadré suñu encadré suñu équipe yi ñi ngi accumuler connaissance yoo xam ne science bi suñu science daf koy analyser di remercier relais communautaires yi imam yi délégué de quartier yi ak képp koo xam ne leader nga ci communauté bi nga xam ne soxla nañ la nga xam ne ci yenn cas yi boole nañu dajaloo pour dégluwante et pour construire ensemble co-construire maanaam pour bañ wax rek dañu ñëw imposer leen ay solutions kon nag maa ngi leen di remercier yéen yëpp di jox parole bi suma naataango Abdou Aziz Kébé spécialiste en Abdou Aziz Mbaye spécialiste en communication pour l'engagement communautaire jërëjëf